di wax ni Covid chaque fois day ñëwaat. parce que Covid ci boppam moo bañ a génn suñu àdduna bi. ba tax na lii di Omicron moom mooy variant bu bees bi ñuy génne bu ñu gis semaine passée. variant bi nag mu ngi tudd bu dee non scientifique am B11. 529 léegi nag waa OMS comme ñoom chaque fois ñoom dañuy variant bu amee dañ koy tudd. ñoom ñu tuddee ko Omicron. Omicron nag sooy seet moom mooy 15e lettre de l'alphabet grec. sooy seetlu variant yu fi jot a xew yëpp dañ leen tuddee ay alpha bêta lettre alphabet yi. léegi nag ba ñu ngi nekkoon ci 12e lettre de l'alphabet may variant mu mais entre temps am na yeneen ñaari lettres yu fa ne mais OMS dañ ko tëb. dem ci 15e lettre de l'alphabet mais Omicron. Omicron nag variant boobu fan la njëkkee moo di Afrique du Sud moom lañ ko njëkk a gis moom lañ njëkk a diagnostiqué ay cas mais yamul rek ci Afrique du Sud bu ñu ko gisee Afrique du Sud xam nga kon les gens dañuy voyager te variant bi généralement voyage moom moo koy gën a propager variant boobu ñu ñëw gis ko fee di Angleterre Grande-Bretagne moom lañ gis cas ñu toogaat tuuti ñu gisaat cas fee di Allemagne ñu toogaat tuuti ñu déggaat cas Pays-Bas démb rek 13 personnes yoo xam ne ils étaient en voyage en Afrique du Sud fa la ñu jóge dellu si bu ñu ñibbisee ñu gis leen diagnostiqué leen ne dañoo am lii di variant di Omicron nag France ñoom confirmé guñu ne cas bi moom la mais dañoo am ay 8 cas yoo xam ne ñoom dañoo yaakaar ne variant bi bees bi jóge Afrique du Sud fa la jóge ba tax na Maroc bu mu déggee ne variant bu bees am na te ñi dañuy voyager Maroc dafa teel a jël ay matukaayam ne dafay tëj vol suspension vol entre Maroc ak France parce que kon voyage yi moom mooy propager virus bi te Afrique presque pratiquement pays africain yu bëre virus bi wàññeeku ñu pays Afrique de l'Ouest yi presque pratiquement bëreetu fi te comme voyage yi Maroc moom jël ay précautions ne dafay tëkki ay volam Israël tamit gis nañ ne variant wu Omicron bi bëri na fa ba tey ñoom ñëpp ñuy araftu ñuy jógee Afrique australe moom mooy genre Afrique du Sud Mozambique Namibie pays yooyu yëpp ñu wàññi seen voyage ñooñu parce que voyage yooyu noonu moom mooy propager virus bi nag nee nañ c'est contagieux mais nee nañ ba tey rawagul delta parce que waaw soxorul waaw gaaw na wàlle mais soxorul comme delta parce que delta lu mu fi def xam nga tegu nañ fi ba léegi dee yi dese yi bëri na ci yooyu mais Omicron bi seetlu nañ ne bëri na ay cas contamination mais amul ay décès parce que ñu ngi joxe exemple fu mu jóge Afrique du Sud ñu ne même dal na ay xale mais seulement da leen di sonal xaw leen a loofal moom mooy fatigue générale yooyu xale yi di am ay douleurs musculaires yooyu la leen di def mais rayagul leen comprendre nga donc ba léegi delta moo gën a grave mais OMS pour prévention moom dafa wax ne ñi pays yëpp def alerte maanaam suñu gisee virus bi ñu taxaw jàng ko saytu ko analyser ko dañoo njëkkoon wax ne buñ ko déggee ñu ne garab yu ñu indi yu nekkagum sur place ak vaccin yi peut-être mënagul xeex ak Omicron mais bu ñu xoolee ba xool ñu ne seen yóbbu nañ garab yi ci seen laboratoire yi xool est-ce que virus bi dafay résister ak vaccin yi nekk fi walla laboratoire yi dañuy jéem a def yeneen vaccin adapté ko ak mutation yu bees yi génn ci Omicron. Omicron nag mu ngi ni te frontières yi ubbeeku na Sénégal xam nga Sénégal moom ay éternel voyageurs lañu soit nit ñi dañuy dem dañuy dikk ak yooyu ba tax na tamit Sénégal fi professeur Seydi joxe na alerte pour ñu def attention ci kii bi mu ngi àttu tey ci l'observatoire il faut se préparer exactement parce que soo gisee Europe semaine yi passé dañoo woote ne 5e vague mu ngi ñëw te Sénégal c'est 3e vague mu ngi jeex kon te lu xew Europe day répercuté wu ci pays surtout ñun suñu dëkk bii nii day gën a répercuté wu ci moo tax professeur Seydi
professeur Tandakha Dièye ñoom ñaar ñëpp di araftu di artu nit ñi ci virus bii di ñëw parce que soo seetloo daaw ak daaw géej période bii nii ci la vague yi doon gën a dugg mu gën a metti ak seddaay bi waaw kay ak seddaay bi ñu ci lay gën a metti ba tax na ñoom tamit ñu ngi araftu fépp peut-être Sénégal mënul jékki-jékki rek tëj frontière am parce que impact bi su moom lay gën a méttee que si ñeneen ñu tëj mais Maroc def na ko ñun tamit suñu mënee jël ay mesures de telle sorte que ñu wàññi voyageurs peut-être yuy jóge Afrique du Sud wala boog ñuy jóge pays Europe yi nga xam ne nee nañ contamination bi xaw na fa bëre peut-être loolu matukaay bu gën la kon ñun amuñu les moyens qu'il faut pour lutter ak yooyu noonu lu ñu am as tuut ñu ngi koy jéem a kii def nañ ba préserver ba troisième vague pratiquement mu ngi jeex si parce que temps yi cas yi néew la ñuy am mais qu'importe OMS lu mu wax na il est d'alerte que variant bu bees dikk na ci àdduna bi variant bu bees bi aussi c'est contagieux que ku nekk jël say matuwaay ba jàmm ñëwaat fi mu ngi noonu donc variant Omicron lañ doon waxtaanee bon comme que niñ ko waxee c'est pas trop dangereux dañ ñaan yàlla mu yem fa te mu bañ a law ni mu bañ a dangereux mu yem foofu ci phase boobu noonu mu bañ a law aussi comme ni delta mel ndax delta yaakaar naa ni kenn du ko fàtte def na fi ravage boo xamante ni xale ndaw mag ñëpp donc vraiment sonn nañ ci Sénégal bi sonn nañu ci delta bi buy dem daal comme ñu ngi ci fin d'année moom ngir yàlla lan lépp ànd ak moom des 2021 ñu dugg ci 2022 zéro variant zéro delta zéro covid vraiment sonn nañ ci trop yàlla nañu ci yàlla musal mu dem ak jàmm ak salaam donc sans plus tarder on va céder la place à Rose la fleur Rose